asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatuhu mbokki Sénégal ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci yéen ci turam ak santam fii ci micro bi comme ni ngeen ko xamee rek mooy seen xarit seen doomu ndey Baboy Kane ñëw fi toogal fi rajo APR toogal fi aussi ñi nga xam ne ñooy farandawu président de la République son excellence Macky Sall di nuyu ñëpp di ñuy santaat suñu borom boobu ñu mayaatee kàttan ak cawarte vraiment pour ñëwaat fii toog waxtaan ak yéen ci li nga xam ne moo jëm suñu réew donc di nuyu ñëpp di sant ñëpp di nuyu aussi sama mbokk yi nga xam ne ñoo nekk boor bële bandiraɓe on calminama on juurama on ñaagama duwaw on neldama kadi duwaw en jetta kadi jomiraɗo o subhanahu wa taala nde hokki en kadi coftal wawde jooɗade ɗo e huccidde moon e kadi yewtidde moon e kadi safodirde moon ɗum noon oɗum bismi e ngoɗo radio wiyetego radio APR wongo ɗo e New York City e kadi eɗon mbawi jaggude min e 212 219 96 95 donc kala mon jiɗɗo heɗade émission one kadi mboɗo wawi kadi addande on numéro goɗɗo mo ganduɗa ko kala jiɗɗo ne wawi jagguɗum en direct te saaha foof ndi jiɗɗani kadi aɗa wawi heɗade radio ngo taw ko direct e téléphone ma donc mbatta ko 16 41 793 55 47 walla mbaɗa 16 41 552 87 62 walla kadi jaaha Sunu Afrique sa yeehi Sunu Afrique radio Sunu Afrique radio donc ma hetto kadi oɗo émission mo ganduɗa kadi ko onon jeeyi ɗum onon mbaɗana ɗum donc onon foof on calminama kadi on juurama donc mbokk yi comme ni ma ko waxee woon rek radio APR la donc mun ngeen ñu déglu ci numéro bi 641 793 55 47 wala 641 552 87 62 donc loolu la bu ngeen ko defee wala ngeen dem Sunu Afrique radio bu subaa incha allah rajo yi ngeen di déglu fii yëpp incha allah lu leen fa réer rek bu ngeen fa demee da nga ko fekk donc dem leen Sunu Afrique dégluwaat rajo yi wala aussi bu ngeen buggee participer ci émission bi bu ci kanamee aussi wala sax tey moom sama émission bon lu ngeen anytime bu ngeen buggee participer mën ngeen woo comme ça aussi mu jël leen ngeen participer donc mbokk yi di leen dalal fii ci rajo APR donc bismillah الله ويا ذا الجلال لا اله الا الله ويا ذا المعالي عليك اتكالي يا ذا الجلال ويا ذا الجمال ويا ذا المعالي عليك اتكالي الله في الموت وخلف الناي أيكون وتكيتي خل رو كلاس لبنها شبيك لمك ماو في القلب يسكركم أمنا يا ذا الجلال ويا ذا الجمال ويا ذا المعالي الله أرى أصبحا كفك يمنام ويستطيع جبل تمي قدقر ولكن للجريكي دولار رمضا بريجري يا ذا الجلال ويا ذا الجمال ويا ذا المعالي عليك الرجال الله طريق التوحيد وخفف النخ وزاد الحديد ودكيت خل رو كلاس وعندي شبيك النخ لمك ماو يسكرك ما مطبع يا ذا الجلال ويا ذا الجمال ويا ذا المعالي عليك التكالي voilà bandiraɓe onon keeɗi ɗum ɗon en calmini galle gawol Bassirou Ndiaye min jejjitanima Cheikh Thioune onon foof min jejjitani e goto moon six men debbo cilañ daga wendu koyla ole nammade a salminama juurama mi salmini aussi denɗam Malick Diaw Seydou Bousso ɗo e Arlem e Mamadou Kobor foof calminama min gandi kon hettuɗo min oɗo saaha foof donc bisimilla moon e hirde nde
waaw mbokk yi lii bu ngeen ko déggee ngeen xam ne ñu ngi waajal màggal ju rëy ji mooy Porokhane donc di ko may suñu mbokk murit yi nekk fii yëpp di ko may aussi surtout suñuy jigéen Ndeye Awa Fall ñu ngi la koy may bu baax a baax xam naa boo dégloo lii da nga ci kontaan. ak suñu coordinatrice ak suñu xarit yi donc tout le monde et surtout aussi bés bi dafa doon bés bi nga xam ne aussi. suñu maman foog ñu fàttaliko donc muy maman Aïda Ndiaye Badalo donc dafa nekkoon sama dëkkandoo bi nga xam ne vraiment dëkkandoo nekkoon nañu ay dëkkandoo ay at donc vraiment miin ko ci bu baax a baax waa këram tout le monde vraiment jàmm kese vraiment. Mama Badalo laa ko doon wax mama Aïda Badalo donc fa mu nekk naka gënal fii ñu ngi koy ñaanal di koy yónnee ñaan vraiment képp kuy sénégalais di doomu jullit vraiment soxna soosu bëgg nañu ngeen ñaanal ko parce que ki meloon ni moom yombut vraiment macha allah donc duñ ko fàtte benn yoon. et puis aussi di remercier sama benn xarit bi ñuy wax Gilles vraiment dafa am benn clarification bi nga xam ne defal na ma ko mooy suñu beneen xarit bi nga xam ne aussi ci communauté mouride bi la bokkoon mu doon Lay Dia Abdoulaye Dia ñu koy wax Lay Dia vraiment fan yële moom ngi mat léegi weer defe naa bi muy génne àdduna ak léegi demoon na fi Sénégal dem tàggu ji waajur yi mbokk yi xarit yi vraiment macha allah. mais bi mu ñëwaatee bés bi muy ñëwaatee la ko yàlla delloo ci boromam ci boppam donc vraiment ñun mosuñu woon ne xam ne que Lay Dia woon vraiment ci après sama xarit bii may wax Gilles moo ma ko tegtal ne ma vraiment Lay Dia woon te Lay man bi ma ñëwee fii ci dëkk bi vraiment liggéey bi ma jëkk am maag moom ñoo ko bokkoon fii ci dëkk bi donc liggéey nañu ci benn bërëb pendant 1 an nekk ci ay xarit. nekk ci encore ay taximan yi nga xam ne ñuy jëkk dawal taxi fii yëlokat ci dëkk bi vraiment chaque fois fu ñuy toll di waxtaan di saafante vraiment lu ne yàlla xam na ne tey laa xam ne que vraiment kooku moo dëdd woon fan yële donc Ablaye ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax parce que bi muy ñibbisee jóge Sénégal bi mu jógee fii Maryland benn dëkk bi nekk fii ci kaw foofu ñuy wax Silver Spring foofu la nekkoon vraiment macha allah moo ko soxnaam njabootam mais comme que yàlla daal moo ñu ko gënoon soxla nangu nañu ndogalam vraiment ñu ngi koy ñaanal moom tamit di ko ñaanal waa këram yëpp di ko ñaanal mbokk sénégalais yëpp di ko ñaanal aussi communauté mouride bi yëpp vraiment àdduna lool rek la demal maa ngi ñëw comme que suñu borom nag moo ñu ko gënoon a soxla kooku moom duñ ko xëccoo kenn voilà duñ ko xëccoo moom donc voilà. Lay Dia foo nekk yal na la yàlla yërëm. voilà gars yi donc bu ñu jógee ci loolu delluwaat fi nga xam ne fii mooy suñu émission tey moom vraiment waxtaan ak nit ñi la rek et surtout aussi am na ñetti points yi nga xam ne dañ koy faral di ko waxtaanee surtout temps yi yëpp ñu ngi naan que nañu teqale ko tubaab bi nañu bàyyi tubaab bi noot nañu tubaab bi sonal nañu tubaab bi daal vraiment nañ ko bàyyi. man am naa ci xalaat vraiment bëgg naa aussi ñu waxtaan ci ñu seet daal vraiment tubaab bi bu ñu bàyyi fu ñu jëm ak tubaab bi vraiment en tout cas loolu bokk na nar na bokk tey suñu waxtaan vraiment bëgg naa ñu waxtaan ci bu baax a baax
beneen point bi aussi mooy Mauritanie nga xam ne son excellence le président Macky Sall donc fan yi yëpp mu ngi foofu bon ci cadre utu jàmm vraiment moo tax mu dem foofu voilà donc loolu tamit bëgg nañ ci waxtaan parce que am na liñ ci bëgg a wax ak surtout aussi la Casamance boobu ba léegi bon amuñu woon jot rek pour vraiment dugg ci Casamance aussi loolu tamit bëgg nañ ci wax parce que vraiment loolu tamit c'est da doon li nga xam ne dañuy yitteel lool vraiment bëgg nañu waxtaanee yooyu bon bu ci kanamee aussi ku ci bëgg a participer aussi mën nga ci ñëw bokk ci participer ci mais ma ñëw rek naanaan ndox léegi après comme ça ñu mën a continuer suñu émission ma ñëwaat ak doole voilà vraiment loolu la bëgg a def. ma dafa day ngay Macky Sall yañ do tooli ba Amadou mooy sa baay Sall Macky Sall be njaarama ba Amadou mooy sa baay Macky Sall jaarama Macky Sall me njaarama borom tension yi waaye fay leen rajo yi fay leen way Harouna Dia neddo ko bandum ɗum ɗon ne laaɓi neddo ko bandum donc nit ay garapam donc loolu couleur yi ne neddo ko bandum wala fii ne voilà nit ay garapam donc loolu rek la benn la mburu foofu ko fariñ donc aussi am na benn information bu rëy bi nga xam ne bëgg naa ko partager ak nit ñi mooy les États-Unis d'Amérique dañu jël ñaari bateau ñaari navire yi nga xam ne dañu ko may réewu Sénégal donc vraiment mu doon yitte lool mu nekkoon li nga xam ne dana saafara lu bare surtout suñu géej gi nga xam ne aussi géej boo amul ay jumtukaay doo ko mën a sàmm parce que géej yaatu na yaatuwaay bi nga xam ne mënoo ko contrôler lool mais tey navire yi ñu am dafa doon aussi ay dernière génération donc yi nga xam ne États-Unis yi muy yore fii di ko utiliser pour garder seen zone maritime bi yëpp vraiment yooyu lañ ñu jox ko te dañ ñu ko jox sax pour nañu que lii pour sous région bi yëpp la lu ñu ci kii vraiment jël nañu daal sous région bi yëpp teg ko suñuy loxo donc vraiment macha allah donc lii tamit c'est la première fois lii am ma genre navire yi nga xam ne li nga xam ne plus de 740 kilomètres bu dee da nga koy def loolu ci ay 6 mois ay 6 heures de temps donc kooku avion kii navire grande vitesse la te loolu manqué woon Sénégal bu baax a baax te soxla woon nañ ko parce que dafa nekkoon au moment bi nga xam ne bateau yi nu mu leen neexee lañ daa ñëwee ci biir Sénégal alors ñëw pêcher fa dafa lu leen neex te mënuñu ci dara mënul luñ leen dara mais avec ça ñu jël ko teg ko ci marine sénégalaise bi vraiment loolu xéwal bu rëy la te bu leen fàtte aussi président son excellence Macky Sall bi mu ñëwee ci réew mi aussi li ko jikkoon yi yitteel mooy sécurité wu réew mi donc lii toujours ci cadre sécurité la te aussi bu leen fàtte aussi hélicoptère yu bees yooyu nga xam ne aussi bi mu ñëwee renforcer na vraiment l'armée sénégalaise nettoyer lépp vraiment indiwaat ay équipement yu bees sax donc loolu ba tey ci cadre boobu la ñu nekk nii vraiment pour garder nga xam ne aussi trafic de drogue bi nga xam ne dina am ci biir géej gi donc yàgg ci lool bon lu bare ci mu ngi xew ci géej gi te surtout aussi loolu ñuy wax immigration clandestine bi nga xam ne suñu doom yi génn day dugg ci ay bateau voilà donc kenn mënu leen a contrôler donc je crois que avec ces navires là vraiment macha allah dana changer tuuti quoi dana changer lu bare sax tuuti voilà merci. bon beneen point bi aussi mooy bu ma juumul sax fii laa waroon di jëkkee son excellence parce que dafa demoon Mauritanie temps yi
bon li ko fi yóbbu woon mooy wuti jàmm peut-être aussi am na benn doomu Sénégal bi nga xam ne Mauritanie faat na ko fan yi bon ñoom yore wuñu marine ñoom ay garde côte la ñu yore c'est-à-dire ñun ñoo yore marine Sénégal ay militaires ñu def leen ci kii bi jox leen frontière ndox mi yëpp ñu koy garder ñuy wax marine voilà mais ñoom garde côte la ñu yore donc ay nit la rek yi nga xam ne dañ leen formé jox leen loolu. voilà léegi aussi président Macky Sall son excellence demoon Mauritanie bugg a waxtaan ak ki nga xam ne mooy président bi nekk foofu parce que li yàggul rek dafa am benn doomu Sénégal bi ñu boom foofu ci biir Mauritanie bon mu doon nag ab problème parce que man yàgg naa wax ni suñu digganteeg Mauritanie jàmm fa waroon nekk mais na fekk aussi ñun ñëpp ñu bëgg jàmm ñun ñëpp ñu wóolante bëgg jàmm parce que Sénégal ñun ñëpp loolu la ñuy wax jàmm la ñu bëgg. jàmm la ñuy ndekkee jàmm la ñuy reere waxuñu lu dul jàmm mais aussi y a des moments aussi vraiment aussi baax na aussi nga fippu waaw fippu baax na ci waxuma nag ñu guerre yi waxuma ñu kii mais aussi des fois boo bëggee sa dëkkandoo wala ngay nekkal mu respecté la bañ laa yàpp aussi baax na ci ngay fippu parce que man yi waxoon naa ko fi nee naa boo seetee Mauritanie fleuve Sénégal bi yëpp Sénégal la ko moom boo déggee ñu naan fleuve Sénégal muy ci ginnaaw ak ci kanam gi yëpp voilà Sénégal moo ko moomoon mais tubaab bi ni muy xaajee réew mi moom moo jël ci biir Mauritanie li day ni 75 kilomètres 75 kilomètres ci biir Mauritanie loolu nga xam ne ci Sénégal la bokkoon voilà ñu jël ko jox ko Mauritanie donc pour mu mun a am part aussi ci ndox mi et surtout aussi ak yeneen yi nga xam ne que détails la yu bari yi nga xam ne daal loolu du fi xaj mais en tout cas ba ci biir Mauritanie ci biir 75 kilomètres boobu passé Ndar boo duggee ci biir 75 kilomètres foofu loolu lépp Sénégal moo ko moomoon voilà mais après les indépendances lañ ko waroon a réclamer mais defuñu ko léegi aussi ba c'était en 1989 man defe naa mooy suñu premier problème bu sérieux bi nga xam ne man teg naa ci samay bët vraiment mooy 89 ba ñaari benn béykat ak benn béykat ak benn sàmmkat bi nga xam ne ñoom ñoo sàmmkat bi jëloon juróom dugal ko ci biir toolu kële ba finalement mu am ku ci gaañu faatu bon finalement nag ñoom Mauritanie mënuñu woon encaisser loolu mënuñu woon encaisser que Sénégal ay nit ñu ñuul ñëw di rey seen doom voilà ñoom ñi yore woon nguuru Mauritanie à l'époque ñoom ñëpp tout le temps sax ba léegi ay naar yu weex donc dañu considérer seen bopp ñoom duñu ay nit ñu ñuul ay nit ñu weex lañu bon léegi pendant 3 jours mu am ay xeex ci biir Mauritanie diggante sénégalais yeeg ña fa nekk ak doomu Mauritanie léegi ba finalement ñu xam ne daal que Mauritaniens yi am na li nga xam ne ñu ngi koy def foofu du yoon journaux yi commencé ci wax ba président bi à l'époque son excellence Abdou Diouf envoyé avion pour mu dem Mauritanie jëli sénégalais ya fa nekk mais sénégalais ya fa nekkoon ñi jote ñëw avion bi ñëw ñu gis ci ñi nga xam ne ay néew lañu dañoo dee ñi nga xam ne ñu damm seeni tànk ñi seeni loxo ñi ñu loqati seeni bët ñi seeni cër vraiment mu doon li nga xam ne lu doy waar voilà finalement doomu sénégalais bi ñu gisee loolu ñoom tamit ñu fipp ñu dugg ci dëkk bi fu ñu dajeek doomu Mauritanie ñu xeex ko donc xeex bi foofu la commencé mu ngi jóge woon côté Mauritanie ñoom parce que ñoom mënuñu encaisser nit ku ñuul di leen di toroxal wala affaire yu demee noonu bon léegi aussi amoon na fi benn guerre bi ñuy wax guerre du Golfe en 1990 bi guerre bi demee ba jeex xam nga président Bush ba muy wax oil with us oil against us donc ñëpp presque monde entier bi yëpp ànd ak moom mais Mauritanie ànd ak Irak voilà mu jaaxal ñu lool mais te puis dem foofu yóbbu fa armement yóbbu fa lu ne ndekete ñoom li ñu doon ut mooy par exemple ku leen jàppale peut-être que am nañu intention yi ñu doon xeex ak ay Sénégal bon wala wóoruwuñu Sénégal wala en tout cas daal y avait des problèmes yi nga xam ne dañu bëggoon fagaru contre le Sénégal bon ba jékki-jékki en 1990 guerre bi jeex ba pare bon ñu jékki-jékki dégg que 500 soldats sénégalais dee nañu des nañu Irak
ginnaaw guerre bi ba mu jeexee ba pare alors mu doon question yu rëy boobu ba léegi bon ñoo ngi xaar pour am ci lu leer a leer parce que en ce temps-là diggante Sénégal ak Mauritanie aussi c'était tendu donc ñu ngi woon ci ay nerfs waaw période boobu voilà bon loolu am na fi jàll fi bon ñu jàpp aussi doomu ndar géej yi encore dem foofu di pêcher voilà te et puis ay pêcheurs yoruñu arme yoruñu dara li ñu yor rek ay joor la ñu yore bu dee arme loolu mun na nekk arme bi ci gën a kii donc joor la voilà loolu léegi ñu jàpp ci doomu sénégalais yi ndar géej yi rey leen foofu te ñoom amaluñu muri sénégalais benn xarma yàlla ñoom bu ñu amee occasion bi rek dañuy rey voilà bu ñu amee occasion bi rek c'est comme ça donc ñun nag ñu ngi fii ñun bëgguñu ay duñu réewu ay bëgguñu voilà ñun jàmm la ñu bëgg mais vraiment aussi yàlla def leneen muy pétrole bi ak gaz bi tey bi nekk diggante Sénégal ak Mauritanie dañ ñëw ni Mauritanie ko moom ñi ne Sénégal la ko moom Sénégal ne moom moo ko moom mais en tout cas apaisement am na léegi ñu ngi exploiter côté boobu yëpp war a génne gaz bi mais est-ce que Sénégal ak Mauritanie mën nañu bokk gaz mën nañ ko bokk et puis lii ma doon wax 75 kilomètres yooyu bu ñu ko réclamer woon def lépp ba jot ci loolu est-ce que tey sax danañu nekk fi naan dañuy teesanteeg Mauritanie naan que Mauritanie ko moom wala ñoom ñun ñoo ko moom donc loolu dafa doon li nga xam ne c'est des choses il fallait que ñu jaar ci parce que gis nga keroog bi Yaya Jammeh ñëpp xam nañu ko c'est l'ennemi numéro 1 du Sénégal Yaya Jammeh benn boobu laa wax du président Abdou Diouf du président Abdoulaye Wade du président Macky Sall donc ku fi ñëw dina la ut histoire mais xaritam bi gën a par exemple keroog bi muy ñàkkee élection yi ñu ne ko na génn réew mi ñàkk na élection yi ñu def lépp ne moom ñàkkul élection yi jógee fu tey jógee fi suba mais arrangement bi kan moo ko def ba génne ko foofu kooku mooy Abdel Aziz mooy président wu Mauritanie bi donc relation yooyu la amaloon ak Gambie voilà relation yooyu lu ko waraloon mooy pour encadrer bés bu amee problème ak Sénégal war a utiliser Gambie peut-être pour xeex ak Sénégal donc yooyu ñoom ñu ngi koy dox guddi ak bëccëg te sans compter nag problème ya nekk foofu ci biir ci biir Mauritanie tey doomu Sénégal yaa nga fa dégg nañu ne sax même bu dee da ngay jàng boo mënoo def examen parce que amoo ay kayit wala ay affaire yu demee noonu bu dee doomu Sénégal daal boo seetee même boo demee seen biir prison yi ñëpp ëpp c'est des Sénégalais donc yooyu problème mu ngi fii suñu digganteeg la Mauritanie te Mauritanie amoon na fi temps defe naa Mauritanie nekkul woon dara temps wu ñu doon wax xaw ma gànnaar lañ ko doon woowee xaw ma bon léegi peut-être Mauritanie peut-être am na fu mu toll peut-être mën na tëkku Sénégal wala di menacer Sénégal wala affaire yu demee noonu en tout cas man defe naa ne son excellence le président Macky Sall il a bien fait que pour mu dem foofu di ut jàmm mais aussi man defe naa ne des fois aussi na ngay ut jàmm fekk aussi jàmm kooku ngay utal jàmm aussi bëgg na jàmm wala aussi vraiment ci tànk yooyu lay doxee mais je sais que la Mauritanie bon ak suñu diggante dafa doon li nga xam ne vraiment foog ñu bàyyi ci xel bu baax a baax mais toujours rek bëgg jàmm ji rek bàyyi nit ki def li koy neex jàpp ci nit ñi rey tu vois nit ki nga xam ne il n'est pas armé mais loolu vraiment c'est un problème te Mauritanie war nañu bokk lu bare kooku yàlla ko def yàlla ñu boole bon bokk nañu frontière bi donc loolu yàlla moo ko def kenn mënu ci dara donc essence bi ñu ngi koy wax nii bokk nañ ko te en gaz bi laa doon wax plutôt bokk nañu gaz bi mais aussi bu leen fàtte aussi que yàlla pont Rosso bi c'est comme pont bi ñuy def Gambie ak Sénégal pont Rosso bi aussi c'est utile parce que pont bi nga xam ne yàgg nañ ko mbëbët mais tey le président Macky Sall am na financement yi yëpp léegi li des mooy faisabilité yeeg affaire yooyu pour ñu tabax pont bi bon loolu tamit je crois que est-ce que ci kanam est-ce que duñu indil encore ay problème voilà donc man defe naa booy bokk ak nit dara vraiment surtout réew mi mel ni Mauritanie na wóor que réew moomu c'est un pays stable parce que non seulement seen biir
xam nañu la fa xew donc après njaam bi nekk foofu parce que ñoom li ñuy considérer nit ku ñuul rek mooy jaam. Voilà man xam naa Mauritanie je connais très bien la Mauritanie donc war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax te et puis mu doon pas yu baax yi nga xam ne son excellence le président Macky Sall def na ko tey donc aussi dañuy ñëwaat encore ci beneen partie ñu waxtaanee aussi surtout la Casamance ñu am nañ fa am na lu fa xew lu bare donc am naa aussi ba texte message yu bari yi nga xam ne ñu ngi nii di ñëw bon ma jéem a kii tuuti après ma seet loolu lépp lan la ko wax ma ñëw voilà merci. dafa day ngaay Macky Sall yañ do tooli ba Amadou mooy sa baay Sall Macky Sall we njaarama yaa kumbo ci mbay sa yaay Macky Sall yaa me njaarama kay haalanam Baobab Guygi Baobab number 2 Baobab Brooklyn hakkunde Fulton Street hakkunde Franklin Nostrand e Bedford ko ɗon oɗo restaurant woni restaurant o noon ala jeeɓi ɗum sona Brooklyn naaɓe ɗum noon so tawi ko kasitari so tawi ko hirande so tawi ko bottari kala ko jiɗɗon hen so tawi on jeehi Baobab Guygi walla so noddiɓe numéro téléphone mabɓe ɓe mbawi addande on ɗum taw koye galleji moon eɓe mbawi kadi wadde commande garon jodɗon ñamon nde wonno kala ko jejjintuɗon neɗɗo nan toon wifi nane galle he climatisation nane galle he donc gadde hoɓɓe moon gadde sukaɓe moon kala ko jiɗɗon nan toon kala ko jiɗɗon e ñamdu ɗum noon oto seriraɓe ɓe garon toon bandiraɓe numéro téléphone mabɓe ko 17 18 484 48 66 718 48 66 ɗum noon son jeehi Baobab kala ko jiɗɗon nan toon e feewi ñamdu ɗum noon bandiraɓe onon jeeyi nañu àndee ba Baobab restaurant boo fa demee da nga fa fekk lekk gu neex gu sell ña la koy jox yaru nañ am nañ taar te yëpp yem nañ ci seen place Baobab boo fa ne da nga fa fekk ceebu jën ceebu yàpp suluxu mbalaxu maafe supp kànja yaasa mbaxalu yàpp mbaxalu jën boo fa demee ci guddi gi da nga fekk dibi ginaar da nga fekk jën bu ñu lakk da nga fekk pentaat da nga fekk ginaar gu ñu lakk da nga fa fekk dibi bu sew bi da nga fekk dibi Sénégal bi da nga fa fekk caagri da nga fekk bisaab da nga fekk jinjeer da nga fekk tii da nga fa fekk ataaya da nga fekk café télévision yi côté boo jaakaar loolu da nga jaakaarloog télévision te loo fa yàgg kenn du loo xool bëti loo fii def yàgg nga fi boo bëggee seetaan football Europe bi wala nga bëgg a seetaan football américain bi wala musique africaine wala théâtre yi boo ci bëgg a seetaan lépp boo nee Baobab da nga ko seetaan da nga fekk soxna Anta soxna Kine ak Maymuna dem leen Baobab bu ngeen bëggee dem Baobab numéro bi mi ngi nekk 120 West 105e Street ci diggante Lennox ak Saventown wala nga woote ci 212 864 47 00. voilà bandiraɓe oto jejjite yaade Baobab restaurant no to Brooklyn ɗo ko onon gaddana ɗum hay goto jiya ɗum so wona Brooklyn naaɓe nawe toon sukaɓe moon nawe toon rewɓe moon nawe toon hoɓɓe moon eɓe jogui kasitari eɓe jogui bottari eɓe jogui hirande foof kala ko jiɗɗon surtout kasitari ko tekkundi donc haadema dawde aɗa wawi rewde toon subaka law sa ari toon ma taw toon Adama Tine donc Adama Tine mone jogui koye defaɗi koye nagge koye jawdi defaɗi donc ha fewna ha fewi sandwich aji nan toon vraiment shawarmaji subaka law hay ñiini kosam hay karaw kala ko jiɗɗon hasirade nan toon donc restaurant o ko 235 Fulton Street 235 Fulton Street to Brooklyn ɗo hakkude Nostrand e Bedford
donc ɗum kam jarani namdal 718-484-4866 718-484-4866 donc kala ko jiɗɗani ñamdu nan toon donc lasana hoore mum nan to restaurant ɗo ene fadi on donc bandiraɓe jeehi ƴeewoyi lasana voilà mbokk yi pour mu ñëwaat léegi encore ñu mën a continuer suñu émission donc li ma doon wax mooy France relation ak Sénégal dama dégg ñu bari di ko ŋàññi mu jaaxal ma lool parce que c'est vrai France am na li muy defoon ñoom avec les Portugais ak les Anglais you know loolu ñu doon wax la traite des Noirs bon jàpp nit ñi ñuul ñi di leen jaay. loolu vraiment je crois que du woon lu jullite du woon li nga xam ne li aussi nit war na ko def nit waaw loolu moom kenn àndul ci yooyu mais nag dafa fekk aussi que ñëpp yemuñu doole bon xam nga boo dee da ngay fippu di xeex ak France wala di xuloog France aussi dafa doon puissance bu rëy te France defe naa bu ñu dajalee Afrique ba mu daj réew bi ko fi jitteel mooy Sénégal amul benn réew ci biir Afrique bi Sénégal bi France tollaleeg Sénégal loolu moom amul voilà loolu moom aussi ñun tamit peut-être que xeeb nañu suñu bopp wala dafa toll fi nga xam ne fii ñun France ba mu ñuy bàyyi après la colonisation mënoon nañu nekk la première puissance africaine waaw bu ñu neexoon bu doon vraiment toppoon nañu ci li nga xam ne lii France bàyyi woon na ko fi wala tegoon na ko suñuy loxo waaw loolu bu ñu ko toppoon vraiment tey naqar bii ñu am ba ñu naan que na fi France jóge vraiment man gisuma ni que loolu waroon nañ ko am parce que boo seetee après colonisation bi que jëloon nañu en moins lu mel nu gerte bi ñu jox ñu ko nga xam ne mënoon nañ ci am amaat suñuy doole am ci li nga xam ne li vraiment base économique bi nga xam ne vraiment mënoon nañ ci suqale Sénégal comme par exemple ni ñuy def en Côte d'Ivoire loolu nga xam ne mooy cacao bi foofu mooy cacao bi ak gros bi ngeen di gis nii yëpp wala Coca-Cola yi ngeen di naan ak Pepsi Cola yi yëpp ci monde entier ba mu jeex ba mu daj waaw Côte d'Ivoire lay jógee muy gros gi muy cacao bi pardon bon bu dee Sénégal aussi ñun amoon nañu chance am gerte ba dem sax nekk fi 3e puissance mondiale ci gerte loolu li ko def mooy France. bon bi ñuy bàyyi aussi defe naa bàyyi nañu port bi nga xam ne Afrique ba mu daj port boobu ñun ñoo ko fa yorewoon kenn yorewu ko fa woon voilà kooku dafa doon li nga xam ne li peut-être que ñun ñoo ko exploité wul woon et puis aussi bu leen fàttali aussi gis nga France puissance am du 5 pays yi nga xam ne ñoo ëpp doole ci àdduna bi France ci la bokk voilà donc bu dee ci côté armement wala technique wala affaire yu demee noonu France ëpp na réew yu bari raw na leen fu bare donc nit ki am na benn woyu Baaba Maal bon ci tukulóor la koy woyee bon nit ki bu dee am na xam-xam bu dee aussi du jullit seetal ci moom rek li nga xam ne li soxla nga ko ci moom nga jël ko yittewoo ko defaroo ko li ci des nga baax mais bu dee France léegi tey ñooy suñu ennemi man gisuma ko c'est pas vu parce que boo seetee seen avion boobu ñuy wax Concorde ba mu jëkkee naaw Sénégal la dal pour la première fois tey nag mu naqari ma parce que dañu commencé xatal France parce que aussi boo seetee seen avion bu bees bi ñuy wax 380 bi mu jëkkee dal Côte d'Ivoire la dali mais pas Sénégal te loolu am na li ko waral
voilà bi muy dal ci Afrique premier avion bi foofu la dal mais aussi le rallye Paris Dakar ñoom ñoo ñu ko indiloon mu nekkoon kiw touristique bi nga xam ne vraiment am na doole lool waaw mais tey à cause de yàqkat yi ak ñiy bañ ji fippu naan dañuy voilà ñoo tax tey désert bi kenn ñemetu fa jaar parce que dañuy miine lépp ay miin yàqkat yi ak affaire yooyu lañ fa def ba léegi ñu ngi dem côté Brésil yooyu di fa def seen rallye Paris Dakar tu vois mais tey boo seetee tourisme aussi au Sénégal li fi ëpp c'est des Français lépp ëpp c'est des Français voilà donc loolu dafa doon leer maa ngi doon waxi port bi gënoon a ëppoon puissance ci Afrique donc français yi ñoo ko fa defoon université yi boo seetee Afrique bi yëpp fi ñu doon jàngee mooy Sénégal mais ñun le problème moo di que bu ñuy def yi bu ñu gisee yi waroon nañu topp ci tànk yi par exemple bu dee port bi ñu investir def ci ay investissement yi nga xam ne que peut-être que waroon nañu élargir port bi wala c'est deuxième port wala troisième port comme le président son excellence Macky Sall tey ni mu koy defee tey am nañu port Foundiougne mu ngi ñëw am nañu beneen port Ndayane mu ngi ñëw te yii yëpp ay puissance yu rëy la donc loolu bu dee gis nañ ko boo seetee aussi université bi fi nekkoon benn la mooy université université de Dakar voilà léegi amoon nañu beneen deuxième université bi nga xam ne le parti socialiste moo ko fi defoon voilà mooy Gaston Berger bi nekk Saint-Louis voilà léegi li ci topp mooy université El Hadj Ibrahima Niass bi nga xam ne ñu ngi koy tabax fële ci Kaolack voilà superpuissance université la beneen aussi bi nga xam ne mooy Diamniadio voilà donc loolu lépp son excellence le président Macky Sall moo ko fi def donc loolu man je vois que aussi tubaab bi balaa muy dem aussi defoon bàyyi woon na fay infrastructure yi nga xam ne que bu ñu ci jaaroon développement danañ génn ci problème yi mooy boo seetaan raay bi jóge woon na Ndakaaru dem ba Mali raay bi jóge woon na Ndakaaru dem ba Mali raay bi aussi jóge woon na Ndakaaru dem ba Niger voilà par Kédougou voilà donc loolu lépp bu doon bu doon toppoon nañ ci tànk yooyu man defe naa tey du ñu nekk fi naan que ne tubaab bi na fi jóge te yow munoo defar fetal munoo defar sax craie munoo defar lancette munoo defar pengu munoo defar dara naan da ngay fippu yow boo fippoo foo jëm c'est comme muus yi rek ak janax yi janax mënut a fippu ci kanam muus parce que muus loolu la ko yàlla may nañu lekk janax yi voilà loolu la noonu la mais lii nag aussi boo amee puissance bu day nii di lu suivre pas à pas voilà loo def keroog bi ñu amee problème au Sénégal bi président son excellence Macky Sall ñëwee la première des choses dañu ne woon que ne fii ak 3 mois du ngeen fay seeni salaire du ngeen fay seen employé Sénégal les employés yi kenn du leen fay mais kan moo ñu wallu 90 milliards France moo ñu ko jox mais Macky Sall encore le président Macky Sall toogatul ñu am problème tàng ñu am problème mu tiwo Momar Sarr ba mu éclaté donc mu nekkoon jéeyo ju rëy kan moo ñu wallu si c'est la France waaw tey bu ñu ñëwee suñu problème yëpp ñu jël ko teg ko sur la France waaw mais ñun am na lu ñu yàlla may nañu pétrole bi macha allah bi fi France nekkee France yi gisuñu ko woon voilà lii la ñuy yàlla dencaloon gaz baa ngi fi voilà bu ñu xeex bu ñu xuloo mais nañu jéem a seet rek li baax ci tubaab bi ñu jël ko après ñu fagaroo ko bu la prochaine fois bu kiiwee incha allah xëy na ñu roppi leen mais nag li des bari na mais kuy fippu na nga am doole na nga am foo téye na nga am foo jafandu fu dëgër naan da ngay fippu voilà mais doo xëy rek alors naan da ngay fippu ki yooyu te boo seetee hôpitaux yi ñu fi bàyyi woon mooy les principales ak i Dantec ak yooyu ba tey tabaxaguñ fi li nga xam ne li toll naa ko you know te Sénégal ëppoon industrie fii ci Afrique bi yëpp banque yeeg yooyu léegi bu ñu taxawee tey xëy naan dañuy fippu parce que tubaab bi mais tubaab bi daal vraiment sono la ñu de waa gars yi bu leen kii quoi sori moom maa ngi ñëw de maa ngi fii voilà sama beneen point bi aussi mooy la Casamance Casamance vraiment bon dégg nañ ci ay wax yu bare mais na ngeen xam ne rek
son excellence mosul nelaw benn yoon ci affaire Casamance loolu mos na ko da ko mën ko yitteel boobu ba léegi accalmie bi fa am du xëyul rek wàllu xëyul rek sotti voilà liggéey bu rëy donc man defe naa tey en Casamance li fa des rek mooy banditisme mooy rébellion boobu ñu doon wax ñooñu doon wax l'indépendance ou la mort vraiment man gëmatuma ni ko loolu am na en Casamance parce que boo seetee ci biir Casamance ci biir gisoo fa benn xeex Casamance di xeex ak seen biir wala di xeex ak sénégalais wala dara fépp fi ñuy xeexee mooy ci biir àll bi et voilà te àll bi ñun ñëpp xam nañu la fa xew voilà donc keroog li fa xewoon mooy que ba ñu rey fa ay 14 personnes loolu vraiment ñu ngi koy naqarlu boobu fa naqar yam voilà loolu nag li ko waral mooy que son excellence comme l'armée sénégalaise guddeeg bëccëg ci yooyu lañ nekk voilà di seet foofu la fa nekk ak naka lañ fa nekkee donc lañ fa nekkee rek mooy ay toolu yàmbaa lañ fa yore voilà tool yooyu nag la ñuy attaqué boom leen voilà léegi nag loolu naqari leen ñu xëy ne dañuy fippu bi nag mooy que dañuy rey ay innocents yi nga xam ne defuñu woon dara lu xam nga affaire bi yëpp loolu la donc y a que du banditisme rien desatul Casamance li nga xam ne lii vraiment que li ñu doon wax l'indépendance ou la mort voilà ñii nekk foofu ci yooyu la ñu dundee ci yooyu la ñu màggee te mënatuñu def dara lu dul loolu ñoom ñoo nekk ci àll bi guddi ak bëccëg di gor garab yi ñoom ñooy jaay garab yi c'est des enfants casacés c'est des enfants sénégalais màgg foofu en Casamance terroriser forêt bi loolu ñuy wax par exemple li ñu doon wax naan ko fii kenn du fi dugg xaw ma ñu rebelle moo contrôlé fii Sénégal a contrôlé fii mais yooyu c'est fini président Macky Sall amul caaxaan parce que yooyu dana ko balaye ba mu set wecc te incha allah drogue boobu ñu fay jaay yëpp loolu lépp danañ ko dindi ba mu set wecc mais la paix en Casamance man defe naa soreetul mais seulement dafa fekk rek que ñu war a jaar ci yoon yi ba lépp set mais aussi des fois li may wax rek négociation ba pendant 36 ans voilà boobu ba léegi ñu ngi ci ay négociation li nga xam ne lii waroon na jeex bu yàgg voilà mais ba léegi ñu ngi ci toog rek di jéem a trouver des solutions mais je trouve que loolu daal vraiment yàgg na trop et je crois que du yàgg incha allah loolu lépp féete ginnaaw et voilà Sénégal continue donc ma ñëwaat fii léegi rapidement ngeen déglu. Douloureux, inacceptable et qu'on accepte. C'est vrai, les événements de Bofa ont été des événements douloureux, inacceptables et qu'on n'acceptera pas. Tant que je serai président de la République, force restera à la loi sur l'ensemble du territoire national. Mais je suis ouvert au dialogue. J'ai tendu ma main à nos frères du MFDC. Mais c'est comme à Dakar ou à Pékin, quand il y a une tuerie, mais on va traquer les assassins, quels qu'ils soient. J'ai interdit toute exportation de bois sur le territoire national. Toute exportation. Ça veut dire que quelqu'un qui sort du bois pour l'amener dans un autre pays, il est passible de peines définies dans ce code forestier, dans le code pénal. Voilà, yéen a gis loolu que son excellence donc loolu yitteem la muy yitteelu Casamance que code forestier boobu bees boobu mu génnee donc won na leen que vraiment bu dee jàmm ngeen bëgg man léegi dama bëgg vraiment ñu fii affaire bi jeex que affaire Casamance féete boor parce que aussi ngeen xam ne que le président boobu ba léegi mu ngi ci parce que boo seetee la dernière fois li fi jëlee Yaya Jammeh donc xamoon nañu ne que Yaya Jammeh moo nekkoon ginnaaw problème bi yëpp donc Yaya Jammeh ci boppam ci garabu Casamance yooyu ñuy gor donc moom ci boppam ci business bi la bokkoon parce que bu ñu nekk am na ci 500 millions de dollars waaw te jëlewu ko fenn fu dul ci garab yooyu ñu doon gor ngeen xam ne que am na lu nekk ci ginnaaw garab yooyu ñu doon gor te Casamance yi ñooñu ngeen gis noonu ñu nekk ci àll bi naan c'est des rébellions voilà ñooñu duñu ay rébellion ay daggkatu garab lañu donc loolu business bu rëy ci nekk donc loolu tey président dakkal na ko nee na léegi c'est fini c'est terminé
képp kuñ fa fekk kuñ fa jàpp kuñ fa kii amatul fii ay kii la kenn ñemewu fu dugg parce que loolu lépp si ay caaxaan la l'armée amul fu ko armée fenn jaaxalu ko fii ci Sénégal voilà tey équipement yëpp président de la République jënd na ko am nañu ay hélicoptère mun nañu tiim ku nekk voilà am nañu tey sax lu maa ngi ko doon wax léegi ñaari bateau yi nga xam ne États-Unis moo ñu ko may te yu bees tàq la yi nga xam ne pour def des rondes ci géeju Sénégal gi la donc loolu lépp ci cadre sécurité la donc tey le problème majeur bi fa nekkoon mooy Yaya Jammeh donc président li mu jëkk a def mooy éliminer Yaya Jammeh donc éliminer ko ba mu amee occasion wu génne ko foofu génne na ko te ba mu ko génnee tey rebelle bi amatuñu repéru ginnaaw amatuñu tànk ginnaaw bu ñu dawee fu ñu jëm dematuñu Guinée-Bissau te Guinée-Bissau tey ñoom ak Sénégal seen relation macha allah parce que le keroog ba ñu amee fii seen problème mois de janvier passé bëggoon bi ñuy góobee seen patate boobu ba pare mu jaaxal leen naka lañ ko war a jaayee président bi moo takk daalam ñëw fekk si fii président Macky Sall voilà ñëw ne ko vraiment am naa problème bi président Macky Sall ne ko bu dee loolu jox ma lépp indil ma ko mooy ni ko Ndakaaru voilà donc point très voilà donc jàmm jaa ngi noonu gars yi il fallait que ñu wax lu ñu wax ci yooyu voilà et puis ma ñëwaat léegi du yàgg voilà donc j'arrive tout de suite. salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp waaw li may wax lenn kese la man samay wax jàllu muus la booy wax di gis lu leer naññ laa leen di wax te lu may wax ku ko weddi demal nga xooli wala nga contrôler fii ci ginnaaw ay at yu néew rek courant bi da daan def xayi xamaj mel ni jeu de lumière problème mu courant moom réglé na Sénégal ndax courant bi ci juróomi at ñu def ci jéego yu am solo doole ji mu am maari day taali courant bi lañ bëgg a tibb sax di ci dawali train ndax Macky Sall train express bii di ñëw Sénégal fukki train ak juróom la fi indi chantier yi léegi mu pare boo demee fële ca Mexe village de ay hectare la jël def ko ay solaire te loolu mu def foofu noonu moom la def ca Malikounda def ko ca Bokkal nañ liggéey te bàyyi wax ji bërigo bu fees nag dégg lay def te président Macky Sall bërigo bu fees la dégg lay def boolewul dara ci wax liggéey lay def bërigo yu feesuli rek moo fi kandang-kandange di ñu sonal bërki démboo njaay rek ñuy opposé fee la ñu nekk kii naan diw la ñuy jiital ñii tong-tong réew mi lañ bëgg waxuma ay séddóore wante tong-tong réew mi lañ bëgg ku la téye 5 ans def nii Sénégal def fi loo xam ne ku fi toog 12 ans ki fi toog sax ay 40 ans defu ko fi bu fi toogee 12 ans def Sénégal fu raw Paris lu leer laa leen di wax nañu liggéey ndax xéewal yaa ngi Sénégal lépp a ngi fiy feeñ nañ liggéey ñaanal président Macky Sall projet yi àgg waaw boo demee fële ca Ngaay Mexe ouvrier yi waxatuñ dara artisan yi ba maison de l'outil la fa ubbi indi fa ay machines yoo xam ne ay laser la fa indi ay machines yu doy waar ñëw leen liggéey bàyyi coow li xoolal ku sa gémmeñ di nàcc nag doo wax jàmm te voilà gars yi ku sa gémmiñ di nàcc doo wax jàmm donc yéen a koy déggal seen bopp am na déjà peut-être ñu bëgg a participer ci ngoonal bi salaamaaleykum allo waaw salaamaaleykum. Aliou Sow warahmatulah ma ne. waaw. gerte gi daal fi ne moo dese président loo xam ne nii moo ko sonal la fi ne daal fexe leen wax ci gerte gi ñu jënd gerte gi jeex na amul leneen. macha allah lépp liggéey na Sénégal daal amul leen lu ko ñu mën a jàmbat fi mu ne nii. wallaay liggéey na côté yëpp. macha allah waaw gerte gi daal moom siiwal leen ko ba nga xam ne moom baykat yi seen xol dana sedd jeex na. merci mon frère. ok waaw vraiment wax ji rafet na noonu lañ ko bëggee et puis foo tourné ci Sénégal c'est la même chose wax ji benn la. gerte gi tamit bon defe naa ne bari na bariwaay bi nga xam ne loolu rek lañ doon ñaan yàlla mais macha allah tey foofu nga xam ne mooy jam ñaajo defe naa loolu sax beneen chapitre la naa fi ñëwaat beneen yoon mais en tout cas si sant yàlla bu baax a baax parce que gerte gi moom cette fois-ci vraiment ça va macha allah voilà donc loolu la boo ma may gars yi rek asalaamaaleykum. waaw booy. waaw ziare.
wax leen ci gerte ga daal mooy suñu sikki ñun boo amee rek buñ ko jëndee rek lépp normal. macha allah. yéen ñi mën a wax daal wax leen. rek ne ko nag ne dimbale baykat yi bu ñuy jaay seen gerte rek amatuñ problème. wallaay dëgg la. te loolu boobu man baykat la bay laa mos a xam. waay. xam nga bu Sénégal bu tere amaan ñu joxe xaalis su mooy amul lenn lu leen tëx. amul. très bien macha allah. donc pare mënuñu jaay rek problème ñëw. oui amul problème wax ji dégg nañ ko donc salaamaaleykum. waaw salaamaaleykum. waaw ñu ngi lay ziare sëñ bi. waaye dama gën def benn clarification si problème mu Sénégalais yi jëwoon foofu Arabie Saoudite ndax ci mission bi. nga ne Sénégalais yi deewoon fan. militaire yi nga doon wax sànq la. waaw bisimilah. waaw c'est-à-dire ñoom bi ñu doon def seen mission jeex Arabie Saoudite ñoom ñëpp ñu dem umra ji Makka quoi. léegi dernier vol bi de pare tour lañ doon def quoi. dernier vol bi. bi ñu demee bi ñu ñibbisee malheureusement mu am benn vent de sable bu grave pilote bi def erreur atterri ci benn tali boo xam ne dafa xawoon continuer ak kii bi quoi ak aéroport bi ci d'aviation bi donc y a fait une erreur. oui donc sëñ bi j'ai bien compris xam naa fi ngay waxee mais c'est-à-dire que yow loolu nga gëm moo am. bon peut-être aussi man gëmeewuma ko noonu comme ni nga ko gëmee yow. xam nga ne voilà mais voilà donc amul benn problème danañ ci gën a kiiwaat may ma jël keneen quoi je vous en prie asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. waaw ñu ngi lay ziare sëñ bi. Amadou Moudou. Aliou Ngaye Lo président bisimilah. neel gaa yi. ci wàllu gerte. li ñu xam ne tey jii fu may waxee ni yéen. pour international gerte dafa daanu. très bien. waaye président Macky Sall dafa ne. nañu maintenir li nga xam ne li ñu defoon daaw. oui. li ñu jëndoon daaw. nañ ko jëndaat ren. très bien. loolu président Macky Sall moo ko def mais pour international bi dafa daanu. très bien ci wàllu gerte. loolu leer na waaye moom nee na dafay maintenir li nga xam ne lu ñu jëndoon daaw. nañ ko jëndaat comme ça béykat yi mën a am xaalis. très bien Aliou vraiment clarification bi neex na dal na. et puis loolu voilà merci Aliou merci président. salaamaaleykum. allo salaamaaleykum Baboy. waaw ñu ngi lay ziare. man la Ousseynou Konté. Konté. allo Baboy. waaw bisimilah Ousseynou. gis nga bu àndee président. mu def erreur nangu Aliou Ngade ànduma ak moom quoi. très bien. non parce que gerte gi dafa daanu loolu du wax. Macky Sall ne dimbale béykat yi jënd seen gerte yi. incha allah encore problème mu ndox mi nañ ko réglé. Dakar ñetti fan yu ne amuñu ndox loolu c'est grave. ñu leer fan lañ ko dugal nag. oui donc. nañ wax ci loolu quoi parce que nit ki boo ko bëggee waxal dëgg bu seetlu lu ko neex nga koy wax quoi. voilà loolu ànduma ci quoi. merci Ousseynou merci wax ji leer na. donc gars yi bu leen fàtte bandiraɓe oto jejjire yaade New York Meat and Fish Market woni ko 1670 Boston Road to Bronx. donc numéro téléphone mabɓe ko 17 18 299 32 13 kala ko jiɗɗon e mbarude ko feewi tew ko feewi liɗɗi ko feewi kala café ko sukara ko kala ko jiɗɗon oɗon mbawi noddude numéro téléphone mo kokkumi ɗo on ɗo hay sinno ni oɗon jiiɗi neldude haalisaji kadi ɗum ɗon foof son ƴeewi ɓeeɗo won noddiɓe fof tawa on jaltani galleji mon vraiment machallah eɓe mbawi waɗande en ɗum donc eɓe jeeya ha Philadelphia eɓe jeeya ha New Jersey e kala to jiɗɗon mbokk yi donc dem leen seeti Lassana Tamba Dieng wala New York Meat ak Fish Market moo nekk ci 1678 Boston Road donc fa ñu nekkoon jóge nañ fa ñu ngi ci beneen adresse donc seen numéro téléphone mooy 17 18 299 32 13 lépp li ngeen bëgg daal ci yàpp ci jën ci ravitaillement weekly semaine bi yëpp wala monthly yaa xam nooy ravitailloo mais lépp lu ngeen soxla mu ngi foofu te jarul sax ngeen di déplacé wu jënd nañu ay oto yu bees tax te jëndaluñu ko kenn ku dul yéen donc dem leen seeti New York Meat and Fish Market boobu nekk ci Boston Road donc voilà. salaamaaleykum. asalaamaaleykum Baboy. waaw bisimilah. waaw ñu ngi lay ziare. waaw boo gaawee gaaw li leen naqari ci tubaab bi ndax li la war a bàyyi mais yow wax nga ko sax. ma 75 kilomètres yooyu ko moomale Mauritanie ak kan moo dagg
Gambie dugal ko ci biir Sénégal colonisateurs yi la. waaw mais léegi mu ngi may ma gis nga loolu mu ngi dépendre ci ñun ak Gambiens yi gis nga en Allemagne ñoom ba ñu fippoo dañu jékki-jékki rek jóg kenn tàgguwuñu kenn dagg frontières yi suul lépp dem seen yoon lii ñun ak Gambie bés bu ñu décidé yëkkati frontières yi kenn duñu téye. salaamaaleykum sëñ bi. waaw mooy. waaw bisimilah. Aliou Ngaye de laa bëgg a laaj ba xam gerte dafa am prix international ak prix national wala déet moom li muy wax xanaa xamul ne ay nit da koy déglu. waaw merci sëñ bi donc may ma rek temps bi dafa kii rek quoi dama la ko ñaan asalaamaaleykum sëñ bi. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. waaw booy na ngeen def. waaw ñu ngi lay ziare bu baax a baax. waaw xam nga léegi lu mel ni li ñuy wax ci affaire France beeg yooyu. waaw dama yaakaar ne exclusivité bi ci la problème di am bu fekkente ne dañu jox France exclusivité. loolu du suñu intérêt en tant que pays kenn ku ne da nga war di xool say intérêt. waaw man d'accord naa ci loolu mais c'est-à-dire ñun fi ñuy jaar ak France la donc loolu kii na xam naa ay secondes dama dese ma may kenn rek rapidement mu jeex waaw léegi coupé na donc léegi voilà. allo. Amadou. waaw bisimilah. man la Aliou Ngaye maa ñëwaat dama ne. leen bisimilah. dama ne. gerte ci mondial dafa daanu maa ko wax. voilà donc c'est clair dafa daanu waaye président Macky Sall dafa ne. c'est clair lu ñu jëndoon daaw gerte gi dañ koy jëndaat récemment 3 milliards dañu débloqué on a débloqué 3 milliards pour ñi nga xam ne gerte daaw. voilà merci Aliou temps bi jeex na quoi merci gars yi donc ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di jégalu aussi bu dee am na xew donc à la semaine prochaine merci.